asalaamaaleykum mbokki internet yu bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare tey nag ni ngeen ko gisee dañoo ñëw seet si Simon rappeur Simon activiste ñu fas yéenee waxtaan ak moom ci yu bëree bëri mais laata loolu dañu koy jox mu nuyoonte ak ñu koy suivre Simon nuyu nañ la. waaw waaleykum salaam fay naa leen maa ngi wax salaamaaleykum internet yëpp ñuy seetaan di leen nuyu yéen tamit encore une fois di leen remercier ci dalal bi. jaajëf Simon kenn dootu la wax nga présenté wu parce que xam nañ la déjà mais li ñu bëgg a comprendre mooy que ni depuis élection yi ba tey seen sa activité ci affaire wu activisme bi dafa gën a réer. bi ñu koy tëj man fekkuma fi maa ngi woon tournée maa ngi woon Canada def na plus de 1 mois Amérique du Nord après def Paris donc fekkuma fi. mais lépp lu ñu ci waroon def ci wàllum internet je crois que nit yi gis nañ ko on a publié on a support et Y'en a marre tamit mu ngi fi woon à travers ñoom Thiat di ñoom Aliou Sané di def li ñu ci war a def waaw mais man nekkuma woon Sénégal. mais ba nga dikkee lan nga ci def. bi ma dikkee dama ñëw tey ëllëg sa la woon marche bi place de l'Obélisque bokk naa ci ñu jiitu ci marche bi on a participé à la marche def nañu ay interview wax nañ ci suñu xalaat. ne du yoon en 2019 lu mel nii di am sàkkatuma laa moom bokkul woon ci conférence de presse boobu lancement boobu xaw ma fekkeewu ko du coordinateur FRAPP ñu ñëw rek bëgg ko jàpp def ko lu ñu koy def wax nañ ci li ñu ci war a wax quoi ba avancé. non mais ba avancé yéen en tant que yow Simon nga bokk ci mouvement Y'en a marre gis nañu li muy xeex ci réew mi bari na. lépp loo xamante ni askan bi ñoo ngi ciy jaaxle rek ñoom ñoo ngi jóg du ci def seen taxawaay yow tey jii ban position nga taxawee biir Y'en a marre pas en tant que simple activiste mais ban position en général nga ci taxawee. waaw man membre la ci Y'en a marre aw ma ci benn ndombal tànk année bi membre simple la ci Y'en a marre et comme ni mu ko waxee fan yii yëpp ci samay interview dama jël casquette militant boobu. casquette activisme bi comme gars yi activisme la ñu bëgg man activisme du thème bu ma neex sax mais casquette boobu dama ko xaw a def en stand-by fas yéene ñëwaat ci culture bi ñëwaat ci musique bi à 100% gën ko jox temps donc jamono ji ci culture bi laa nekk looloo waral style bi ngay gis looloo waral single bi ñu génnee di ko promotionner temps yi muy def bruit un peu partout donc dama décidé daal def un peu de stand-by ci wàll boobu noonu. Parce que musique bi moo ñu defar musique bi moo tax ñu xam ñu ràññee ñu moo ñu yóbbu fu nekk ci àdduna bi moo ñu jox quasiment lépp lu ñu am ba ñu am as tuut di investir ci ay yeneen business et cetera loolu musique bi moo ñu ko jox donc dama sentir ñëwaat à 100% ci musique bi en plus nit yaa ngi ma doon laaj nit yaa ngi ma doon ne gëj nga génnee album sound bu dul sound politique parce que c'est vrai que année yi yëpp ay sound politique engagé laa doon gën a def donc ma amaat cofeel boobu noonu ci bind amaat cofeel boobu noonu ci hip hop jëlaat yoonu studio yi donc instant yi nii artiste à 100% ngay am mu nekk ci activité yi ça veut pas dire nag dama bàyyi Y'en a marre maa ngi Y'en a marre ba tey suba su amoon loo xam ne dafa jar ñu wàcc ci mbedd mi ci kanam nga may gis mais instant bi nii dama décider delluwaat sama musique à 100%. wax nga loo xamante ne xaw na diis nee nga da nga dem ba turu activisme bi neexatu la lu waral loolu. non neewuma turu activisme neexuma dama ne ñu ñuy wax ay activiste man ñu may wax activiste moo ma neexul parce que du ma activiste je préfère ñu wax ma militant du ma activiste je préfère ñu wax ma militant militant moo gën a yelloo ak li ñuy def parce que dañuy militer waaw. mais n'est-ce pas du yaa engagé woon pour dugg ci mouvement Y'en a marre ba nga xamante ni lépp loo xamante ni dañ ko war a xeex nga xeex ko kon tey jii boo demee ba reculer ni génnoo ci sax certes mais da nga reculer te concentré wu waat ci sa carrière artistique loolu am na lu ko waral sûrement. dara waralu ko yëg-yëg la ak nécessité tamit dama sentir ne sama domaine muy hip hop muy culture urbaine soxla nañu li ma nekk di indi ni soxla nañ ko. et foofu tamit façon de xeex la parce que musique bii nii moo xeex suñu grand yi ñoo xeex ba première alternance am man bokkoon naa ci sax defoon naa ci ay sound à l'époque jamonoy Diouf
ay au secours sàccee waa réew mi ñoo ngi dee ay politiciens yaa ngi ñuy rey ñu nekkoon fi ak ñoom Gaston à l'époque ñoom Bourba Djolof ba deuxième alternance bi ñëw ak Y'en a marre ñu xeex ko deuxième alternance bi mu continuer ñu xeex référendum dañu xeex loo gis ñu xeex lu ñëw ñu xeex aar li ñu bokk ñu xeex bokk nañ ci ñu njëkk a jàpp tëj kaso autoroute à péage bi amee accident bi ak suñu frère Papis Gelongal bokk nañ ci ñuy jàpp bi ñuy jëlee fi Kémi Séba bokk nañ ci ñu demoon aéroport ne du yoon ci benn sol africain benn pays africain ñu fay jëlaat benn africain di ko expulsé ñu jàpp ñu ci xeex boobu amul benn xeex boo xam ne ñeel na askan wi te gisoo ñu ci kanam mais tey yëg-yëg laa am delluwaat musique dafa mel ni dama delluwaat xale dama amaat amouru enregistré amouru génnee leneen lu nekk sama xol lu dul rek di wax ci ak militantisme wala di wax ci situation réew mi et cetera dafa am leneen et ci loolu laa fas yéene def sama temps neewuma ay neexuma ay bàyyi naa ay never ever munoo ko bàyyi sa deret la nekk tu vois sa deret la nekk démb rek am na sama benn tante bi may woo di ma wax ku xam sa ñoomin maam xam ne yow xeex bii ni nekk ci yow kenn mënu ci dara yow xeex rek nga mënoon def ndax say maam ay doomu Ndate Yàlla Diop ay Sidiya Diop ay Jogomaay Majaw Xoor ñooñu ñooy sama maam du côté de sama yaay waalo tu vois sama papa Casamance xam nañ leen ci seen détermination seen leneen donc loolu moo nekk ci man mais instant bi dama am yëg-yëg def benn stand-by génnee musicalement artistiquement li may yëg à l'intérieur de man et je crois que ne ak lépp lu ñu def ci Sénégal ak taxawaay gu ñu mënti am fépp ci àdduna bi pour Sénégal am nañu droit nag vacances quoi donc nañ ma may man ma vacances. dinañ la bàyyi nga vacances ci kaw boo ñu ko leeralee ba pare yow boo sooboo ci mouvement Y'en a marre dugal ci ñaari loxo dugal ci ñaari tànk ndax tey jii mën nañ ñi bu doonte benn personne sax tax nga tey jii mu nekk militant di xeex comme yow kon tey boo demee ba teggi sa benn tànk est-ce que loolu du impacté. est-ce que mënuñu leeral lii comme ça ñu pare ci question bi jàll ci leneen. non xam damay bëgg a leeral rek teggiwuma tànk dama stand by teggiwuma tànk dama stand by focus ci musique kese la su ma focusé ci musique ba def lépp li ma bëgg a def dafa am ay spectacle yoo xam ne dafa manqué ci Sénégal dafa manqué instant mi nii man dama nekk di jël drapeau Sénégal war a def presque 150 dates ci àdduna bi war a dem le 7 bii nii maa ngi war a jouer Canada Gatineau le 9 maa ngi war a jouer New York drapeau Sénégal laay yóbbu Canada laay yóbbu New York war nañu jouer Brésil war nañu jouer Colombie war nañu dem France war nañu jouer Allemagne war nañu jouer fu nekk donc loolu beneen façon xeex la bu dul xeexu militantisme bu nit yi tàmm sama militantisme dama ko indi ci culture lii c'est important lii c'est pas important loolu du coow li Simon benn nit la mouvement Y'en a marre ay junni nit a fa nekk di ko continuer di xeex di ko continuer di matal te à chaque fois qu'ils auront besoin de man ils m'auront à leur côté te ñoom xam nañ loolu Sénégal xam na loolu mais instant bi dama nekk juste di focus ci sama carrière ñoo bokk position caat laa doon waxal léegi nii balaa may dugg fii ci salle bi every day dañuy déggante ñoom Fadel barki Demba man ak Aliou Sané c'est-à-dire on est une famille ce n'est plus ay copains yu dajaloo amoon sensation musique engagée ñëw teg benn mouvement non on est une famille tey ku ci am tolof wala dara da ngay gis gars yi ñëw taxaw lu mu munti doon du militantisme kese moo ñu lii il faut nit yi xam loolu mais c'est juste que dama jël gën a focus ci culture mais pour ma leeral la rek dama ne gis nga suba suñu bindoon tey ci journaux yi wala ñu yëg ci yeneen canaux ne assemblée nationale day waaj a légaliser góor jigéen Simon ngay njëkk a gis ci kanamu assemblée bi bu char de combat amoon bu armée wàccoon Simon nga fay njëkk a gis tu vois balaa ñeneen ñi di ñëw sax Simon nga fay njëkk a gis pour wax la ne affaire u xeex ce qui va à l'intérêt général duñ ko bàyyi ci sound bi ma mujj def nii militantisme ngi ci ba tey parce que maa ngi wax ak yéen seen yenn collègues journalistes yi parce que da ngeen bëgg a benn moment taal réew mi ci naka mooy da ngeen di gis benn soi-disant nit jóg oote murit alors que murit du saaga mais kenn buy woote murit wax lu ñaaw ci tiijaan yi ngeen jël vidéo bi dugal keneen jóg ne day fayu mu tuddee boppam tiijaan parce que pour man tiijaan du def loolu jóg saaga
murit ñu jël vidéo booy dugal loolu ban intérêt la lu dul mélanger ñaari confrères yi lu dul jaxase lu dul yee ay fanatiques yoo xam ne amaana sax am na si ñoo xam ne ànduñu wax seen sago ngeen jël image yooyu wane di taal réew loolu day taal réew te ci sound bi maa ngi ko ciy wax maa ngi naan yenn journalistes yi nañu xoolaat seen bopp yàkkamtewuñu lu dul publier alors que duñu vérifier information tu vois donc maa ngi wax ak ndaw ñi di naan bàyyi leen jëw tey Sénégal mooy champion du monde de jëw da ngay gis ku tëdd ba nelaw ba heure bu ko neex yeewu wàcc ataaya di wax ci nit diw mooy sama mbër a mën sa mbër Cristiano moo mën Messi moo mën Cristiano Real Barça et cetera et cetera pendant ce temps les jeunes burundais ñu ngi dem seen yoon les jeunes angolais ñu ngi dem seen yoon xam nga boo demee fépp ci àdduna yi jeunes yi ñu ngi jël seen bopp en charge di def dans le leadership mais loolu yëpp on parle à la presse on parle aux jeunes leen ne jéem leen jàpp ci dara. mais loolu est-ce que presse bi kese la tamit parce que da ngay gis fii nii foo amul presse boo invité pour mu wax ak yow sax yaay def say sinap wala say propre vidéo di ko publier nit ñi di ko gis loolu est-ce que presse bi kese la. loolu yëpp laa ñambaas mais man bi ma gis en tout cas ay presse du ma ne presse yëpp parce que ñëpp quand même am na ñoo xam ne am nañu déontologie te am na ñu bëri si yenn yoo xam ne surtout mag yi ñu ngi xeex pour que loolu dañ ci seen milieu bi te du ma ne presse bi yëpp mais dama ne j'ai vu une certaine presse dugal ay photo soi-disant nit yuy saaga ay tarixa et cetera te loolu du déontologie gis nga boo demee ay Angleterre ay Europe amoon na ay temps ku bëgg a def sa publicité rek da ngay xaar ba benn match bu rëy am nga def taatu neen bind sa yaram rek daw ci terrain bi mais léegi ñu ngi koy def ba léegi mais xam nga lu tax feeñul parce que ku dugg rek caméra yi feneen la ñuy pointé ci public bi la ñuy dem pour ñàkkal fayda loolu pour bañ ko jox importance mais yenn presse bi dañuy jël ay yu ñaaw yooyu di ko jox importance et on parle à eux on continue de parler démb rek sound bi ma doon enregistré ba ay 6 heures du matin maa ngi ci loolu lay wax ndaw ñi bul nangu bëri jot bul nangoo bëri jot noonool ak bëri jot il faut nga noonoo ak bëri jot jéemal jàpp ci dara jéemal jóg y a pas de sous-métier tey da ngay gis benn jeune guinéen bu ñëw table lay commencé ñafe am boutique ñafe am alimentation di alimenter après koñ gi yëpp on peut suivre ce genre d'exemple là il y en a énormément mais nank bu gars yi foog ne solution bi ay dem kaaw la rek wala Eldorado jël gaal wala jël yoonu Libye bi tout ça on en parle c'est une forme de militantisme mais dama ko ñëw décider def ko sur le plan musical à 100% consacré wu ci sama musique loolu kese la. Et tu sais pourquoi j'insiste tant sur cette question c'est parce que yéen bu fekkee yéen a ngi seetaanaat seen ay interview wala seen ay certaines apparitions boo xoolee commentaires yi du samay wax nag y a certains internautes yoo xamante ne ñooy commenter naan léegi kii il est corrompu dafa wàññi tànkam dafa teggi tànkam c'est pourquoi j'insiste ci li nga wax ni pour nga gën a leeral loolu waaw. mooy li may wax rek di wax ci loo xam ne leeru la yàllaa ngi fi ñun corrompu waaw am nañu droit xalaat loolu nañ leen bàyyi ñu xalaat loolu aw ma sax réponse bi may jox ci loolu. léegi sa nouvelle vie bi moom lan la. sama. nouvelle vie bi nga bëgg a adopté ni léegi musique kese mais boo gisee looy xeex di nga ko xeex mais nouvelle vie boobu noonu lan ak lan la ëmb maanaam yeewu jàpp julli enregistré tëdd nelaw. maanaam da nga réservé wu daal si je comprends bien. non ku xam si moo xam ne du ma sa réservé wu maa ngi ci yu bëri maa ngi ci ay affaires yu bëri ay business yu bëri yooyu kenn waxatu ko mais dama décider rek jël sama maximum de temps consacré ko ci musique am na benn album bu may waaj a génne la vidéo bi moo ko lancé génne nañ ko vendredi bi passé Craziest donc dellu jamonoy chaîne jamonoy bag yu rëy yëre yu rëy duura ak bandana pour wane culture hip hop et pour wane ne lii yëpp dafa am lu muy tekki xam nga sànq ba tey ñu ngi wax ci militantisme bando bi ma tàkk loolu la mooy live bi xare la c'est un perpétuel combat suñu maam yi fii nii Afrique bu ñu doon dem xare dañ doon takk seen bopp yi tu vois donc hip hop bi loolu la reprendre rek indiens yi dañ ko doon def les mayas dañ ko doon def voilà yenn xeet yu bëri ci àdduna bi viking yu bëri dañ ko doon def donc hip hop bi moom la récupéré ne ci combat la ñu nekk combat bi mooy génnee suñu ndaw ñi ci drogue ci illicite banditisme ak yenn yi ñoo boo koy contextualiser sa réew mooy génne leen tamit ci yenn sàngara yu ñuy wax ay Jakarta jéem leen jàppaloo dara nañu bàyyi caan et cetera loo tax chaîne yi nii chaîne buumu jaam yi la
ay chaînes yu rouillé lañ doon jël di ñu takkal suñu maam yi di leen yóbbu tey setaatu ñooñu ñooy ñëw dooreel chaîne yooyu mu feeñ mu fës ñëpp di ko gis foo toll foo ñu gis rek foo toll da ngay remarquer chaîne yi pour ne on n'a pas oublié qu'on a été esclave pendant 450 ans on n'a pas oublié la colonisation xam nga le mal que ça a fait à notre Afrique nga xam ne on est le sous-sol le plus riche du monde xam nga on est suñu sous-sol yi ñoo gën a riche ci àdduna bi et pourtant ñu ngi koy exploiter ba tey te colonisation boobu mu ngi continuer sur beneen manière donc ba tey ñu ngi ci militantisme boobu ci musique bi di wane chaînes yi naan on n'a pas oublié et il faut briser ces chaînes nga takk ko sa tuuru baat nga moom sa bopp donc lii mooy moom sa bopp bag yu rëy yi c'est pareil c'est-à-dire dañu jël def ñu ay nit yu ndaw parqué ñu ci ay ghetto ci ay lieux ñu ne non foo leen toll di ngeen ñu gis à 200 mètres bu ñuy dox di ñëw di ngeen ñu gis suñuy ngandi yére suñuy ngandi dàll suñuy ngandi casquette suñuy et cetera et gis boobu noonu mooy gisu tekki gisu business gisu leadership gisu entrepreneuriat nga entreprendre jóg jàpp ci dara fexe ba génnee sa yaay ci situation fexe ba génnee say parents say sœurs say frères xam nga donc philosophie hip hop boobu lu muur hip hop bi maanaam comme ni ñu koy waxee ñun from zero to hero moom la ñuy indiwaat à travers yére yu flash yi yu nganda yi tube yi chaînes yi et cetera wane na lii du juste mode déedéet lii état d'esprit la philosophie la concept la c'est un mouvement et c'est un mouvement pour faire avancer les jeunes yóbbu leen de l'avant bu leen ñu juger ndax yi bu leen yem ci lii xool leen li nekk ci bopp yi donc loolu laa indiwaat ci loolu laa nekk am na si ay sound yu may def yu tudd les leçons rappées ñu war a wax ci ay ku mel ni Thierno Souleymane Baal nga xam ne du ñu ko jàngal école ndaw ñi xamuñu ko ñu xamal ndaw ñi kan mooy Thierno Souleymane Baal xam nga bi nga xam ne moo def révolution Torodo moo abolir l'esclavage en 1776 ak Victor Schœlcher moo xeex ba ñëpp ne yaay falu mu ne non ay nguur intéressé wu ma mu bàyyi son second Abdelkader Kane jiite ko donc valeur yooyu noonu muy expliquer valeur mu amoon benn constitution en 1700 constitution boo xam ne ñun africains yi bu ñu ko toppoon bañ a topp constitution tubaab bii ni ñu indil kon instant yi ni dépassé nañu fi bu yàgg parce que kon xeex bi ñu doon xeex ay le 23 juin sax du am donc ñooñu la ñu bëgg a ñëw ci suñuy sound xamal ndaw ñi kan mooy Thierno Souleymane Baal xamal leen kan mooy Ndaté Yàlla Mbodj bi nga xam ne tey ñu ngi wax ci wàllum patriotisme économique moo ko fi njëkk a incarné bokk na ci ñu ko njëkk a incarné di xeex ak tubaab bi di wax ay mbokkam ak ay waa àll bi waa réewam bàyyi leen di jënd suukaru tubaab si day leen utiliser lem bii nii nga xam ne moo ëpp njëriñ te day faj non seulement day faj mais en plus seen ay doomu ndey ngeen di dooleel parce que jënd leen ci ñoom bu leen jënd suukaru tubaab bi bu leen bay gerte bi nga xam ne dañ leen ko bëgg a bayloo ñun suñu cosaan c'est le riz rouge di leen wax dañuy dellu à la semaine Joola du 7 jours 6 jours la donc indiwaat toutes ces valeurs là def ko ci ay sound xamal ndaw ñi kan mooy Ndaté Yàlla Mbodj man par exemple sama yaay waa Waalo la fa laa bokk xam nga surtout jogomaay ma jaw xoor direct la tu vois donc xamal leen braque yooyu noonu ñooy ñan ñu ngi naan on est une société misogyne alors que non jigéen moo nekkoon à la tête de tous ces jàmbaar en dreadlocks de tous ces braques de tous ces guerres yi nga xam ne ay jigéen moo leen doon diriger xamal leen kan mooy Ndaté Yàlla Mbodj naka la ñëwee imposer Faidherbe ne ko fii sama sol la nan la ñëw xeex ak moor yi fàttale ko ay talaata ay ndeer tous ces trucs là on veut ramener ça xamal ko jeunesse bi parce que tey woy dafa nekk loo xam ne c'est juste pour égayer yeete fecc planeloo c'est bien on accepte parce que dañ koy def mais ñun dañ ci bëgg a indi beneen pàcc fësal ko donc loolu tax ñu ñëwee nii donc ci loolu laa nekk nga xam ne du lu ndaw. léegi kon jeunes yi toppoon ci yow ci ba nga nekk ci en tant que activiste jeunes yi toppoon ci yow di la ci encourager léegi da nga leen di ralentir wax leen que ni dund bi du loolu kese da nga leen di yee pour ñu innover wu au lieu de nekk fi di xeex si je comprends bien. jeunes yi toppoon ci man dañ leen mës a wax waxu entrepreneuriat jeunes yi toppoon ci ñun dañ leen mës a wax waxu bu leen xaar kenn ci lenn uti leen ci li ngeen di jàpp boo génnee toutes les interviews yu ñuy def c'est que dama bëgg a xam ne yow dafa mel ni da nga ma bëgg a wax loo ne damaa bàyyi loolu. waxuma ko mais dama bëgg a xam ba xam yéen ñëpp toog jël décision boobu noonu wala yow personnellement yow yaa ko jël. kenn ñun xam nga Y'en a marre li ci neex mooy ku nekk da nga am sa
sa leadership bopp ay leader yu bëri la xam nga ñun duñu parti politique bu mel ni tey boo nee PDS ñu ne Abdoulaye Wade ko moom nga ne PS ñu ne la Senghor ko moom bu fa Senghor jógee Abdou Diouf ko moom bu mu fa jógee Tanor Y'en a marre kenn moomu ko alalu jeunesse wu waxuma la Sénégal de mais africaine la ba pare dafa bëri leader man maa toog am sama yëg-yëg waxtaan ceex sama gars yi ñu encouragé ma ci félicité ma ci maa ngi ciy dox